benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës di nga xam ne ñoom la ñu dénk lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale ministère ba xaatim nañu ab rapport weddi kàddu yi nga xam ne moom moo tukkee ci rapportu ONG Human Rights lu aju nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njegemaar yi ci daara yu diggu doom yi rapport ba la mu fësaloon mooy lu jëm nag ci di leen sàkku ak teg yi itam ay ñaawteef ñu ne loolee njegemaar yi dañ koy dund ci daara yu diggu doom yi Serigne Mbaye Thiam ak ñooñam ne lu ni mel nanu ko waxee demee wu ni ñu ne nag itam duñu nangu benn yoon képp kuy gàkkal njàng ak njàngale naam itam seen mbir bu njëkk mooy toppatoo tout tànk yi ak itam lu jëm ci seen ak seen yelleef beneen ponk bokk yi muy école 7B ba ca Pikine fi mu ne nii gone yi demaguñ ca daara ja ñoom gone yooyu sax seen lim jege na junni ña nga ca bër ba tey maire commune ba ne bu nu moytuwulee dina yóbbu fa mbaxana doone benn ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ba muy sàkku nag ci nguurug Sénégal mu fexe ba jël ci saafara ci lu ni mel ñu koy dund te itam mu yàgg ba tey rawatina jamonoy nawet beneen ponk mbokk yi muy lu jëm nag ci opéré tout tànk yi ba ñuy nekk liir muy ponk boo xam ne des koo tànn waxtaane ko tey ji ci ndaje mu aju ci gune yooyee ak seen wér bu yaram nemmiku bi wala seetlu bi mooy téeméer bu nu jël ca liir yooyee bu ñu accès ca bërëbu fajukaay ya nee ñu juróom-ñaar ya dañuy faatu opéré leen ci malformation yu nu am lu mën a nekk la bu fekkee ni ñi nga xam ne nag ñoom ñooy way jur yi ak fajkat yi teel nañ ci njiitu réew bu Sénégal ci tukkib nemmeek ba muy amal ci bët saalumu réew mi ñu koy xaar ci Sédhiou ci mu yamook ëllëg di aser ndawi pakaaw ya nag toog nañ di ko xaar ak ponk boo xam ne dañu ko lañ ci te yàbbeeguñu ko muy ñàkkum xëy ak jafe-jafe bu ñuy dund ñu ne bu weesoo dawalum Jakarta ñu ëpp ca gune ya amuñum xëy loolee la ñu bëgg nguur gi wax ci ca yooyee jamono mbokk yi jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllum dem beek dikk bi wax na ci autoroute Ila Touba tijjite ga ak itam nañu koy joxe taalibe ñu dem ca te duñu fay moom Abdoulaye Daouda Diallo itam beneen ponk waxta ko muy pont Farafeñe mu ne liggéey ba daanaka yemb na ñu ngi xaar noppi gi fii ak weeru janvier atum 2019 mu demoon afal fa tukkib nemmeeku ab naataangoom bu réewum Gambie mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taaxee lu ñu ñëw léegi faram fàcce aywa ñu rafetlu leen ziar leen bu baax a baax ci aljuma ji xibaaru diggu bëccëg gi nanu ko junjee lañu koy dooree ak ONG Human Rights xam ngeen ne itam alxamis di démb yam ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre dañoo fësal ab rapport bu nu xaatim mu jëm nag ci njegemaar yi ak itam sàkku geeg jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy dund ci daara yu diggu doom yi loolee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko weddi muy ministère bi ñu dénk wàllu njàng ak njàngale ka ca bopp di Serigne Mbaye Thiam la ñu xaatim nag ca seenu communiqué ne ñu loolee ñu wax teguñu ko fenn ñoom Human Rights leneen itam luñ ca teg nee ñu nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng ak njàngale nee ñu la ñuy gën a dox mooy fexe ba gune yooyee rawatina njegemaar yi ci daara yu diggu doom yi ñu gën a góorgóorlu te itam duñu am benn jafe-jafe ñu ne itam lu aju ci sàkku njegemaar yi ci daara yi ñoom ñoo ko njëkk a xeex waaye la ñu wax la ñu tegut fenn lañ ca teg itam nee ñu duñu nangu kenn ku jël ab gàkk di ko teg ci jàngalekat yi wala itam nga leen di joxañ baaraamu tuuma ci loo xamante ni si teguñu ko fenn ñoom nag ne ñu lu jëm nag ci fukk ak juróom-benn inspection d'académie yu Sénégal yi samp nañ fa ay bureau di ay makkaan yoo xam ne lañ ca jublu rek mooy fexe ba jàppale tout tànk yooyee la ñu wax nag ne ñu daal Human Rights Watch nekk seen jàng boobu wala gëstu bi jëm ci gune ya ak sàkku ga ak jafe-jafe yenuy dund jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng ak njàngale ne ñu nag daañ ci gën a taxaw ba daal li ni mel ak nanu ko waxee dafa am ak njuumte gu ko lal du suñuy kàddu ñu jëlee ko nag ci li nga xam ne moom mooy ab communiqué bu tukkee ca ministère bi ñu dénk wàllu njàng ak njàngale ka ca bopp ba di fàttali di Serigne Mbaye Thiam
ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi des ba tey ci jàng ak jàngale école 7B jàpp leen ma nga ca Pikine fi mu ni nii gone ya ña ngi cëg bër ba tey seeni morom dem ca daara ya bokk na ca la ko waral ndox mu bon ma nga xam ne tax na mënuñoo àgg ca biir daara ja li mub gone ya ne ñu daanaka jege na junni ka ñu dénk bërëb ba muy maire ba nag dàqul sax yóbbu fa mbaxane doone benn ñu yor liggéey bi mi ngi sàkku itam ci nguurug Sénégal mu indi ay saafara ci jafe-jafe bi ñuy dund ñu dem ca banlieue bu Ndakaaru fekki fa Habib Faye ak Asmalik Diop. ñaari ayubés gannaaw ba école tijjee ay buntam ndongo yi nekk ci école 7B ñoom duggaguñu ba léegi ci classe yi la ko waral bokk na ci ndox mu xeeñ bi jaaba jonge ci seen école googee def fa taa loole ndey ji réew bokk moomeel gi ne du ko nangu benn yoon te it di joxoñ baaraamu tuuma waa ONAS. opération ubbi tey jàng tey ba mu amee préfet bu bees bi ñëw na ne ma monsieur le maire école bii kenn mënu fi jàng ndox yi nañ ko bale nañ ko nettoyé ma ne ko bisimilah mais préfet ñeenti at ak ñi problème bi mooy am ndax égout bii may joxoñ bii ci digg bi égout bii waa ONAS ñoo ko fi def ba ñu tabaxee école bi ba pare fii moo doon école 1 ak seen cuune ab école naka nga fay defee égout li nga xamante ne ndoxu foos yi ñoo fiy jaar di dem. moom moomee sax di leen menacé. Mansour Faye yow laay wax Serigne Mbaye Thiam yow laay wax directeur ONAS ku bees ki xaw ma sax turam président Macky Sall yow laay wax lii vraiment incompétence la dama fas yéene lii bu ñu ko réglé wul maa ngi leen di may altine prochain bu ñu réglé wul définitivement le problème dinaa woote conférence presse dinaa def plainte duñ ma faale nag parce que jaay doole la ñuy def. yile classe kenn mënu faa dugg xel xalaatul ndongo yi dafa jàngee ba tax na it ndox ma jël na ko bokk moomeel gi moom la muy gën a nakarlu rek moo di feebar yu ci mën a jóge te it muy ñaax l'état wi mu ut ci ay pexe. mais lii xaar may waxoon xale yi ku leen juróon yërëm leen naka ngeen mën a bàyyee exposé xale yi ci lu mel nii façon fii ñu toog nii li ñuy nooy xam ngeen normalul xale yi jël feebar bi après yóbbu ko ci kër yi paasante ko mu dugg ci quartier bi après mu law loolu la ñuy xaar. après bu ko defee président Macky Sall jóg ñu ñëw ka duñu seet si ak ay jaale non c'est tout de suite qu'il faut régler ce problème là. lu toll junni ndongo ñoom ñoo ñee ba léegi ñi ngi ci vacances ci école 7B bu Pikine bu ñu sukkandikoo ci directeur bi moom moomee ne xalaatul benn yoon dalal ndongo yi ci biir école bi nga xam ne ndox mu calte gi mi ngi fiy jaaba jonge ba léegi la ko waral moo di égout ONAS bi ñu teg ci digg école bi tere leen noyyi. Habib Faye ñu lay sant di la gërëm ñu des ba tey ci xibaaru digg bëccëg gi wax ci wér gu yaramu tuut tànk yi rawatina ñuy soog a juddu ak itam li aju ci urgence mu aju itam ci opéré leen di ponk bi nga xam ne dañ ko tànn fas yéene ko waxtaanee wala boog door nañ ko sax ci congrès bi njëkk bi nu amal ci Ndakaaru mu aju ci tuut tànk yi gëstu yi nag la mu fësal ne ñu 10 wala boog fukk yoo xam ne dem nañu ca bërëbu fajukaay ngir ñu opéré leen juróom-ñaar daanaka dañu ñàkk seen bakkan bokk na la ko waral yeex gaa jug ak itam yeex gaa faju Maymuna Njaay lañ ci àndal ak Amadou Ba. ay jàngoro yoo xam ni xale yi dañ koy am ba ñuy doon tuut tànk ñi judduwaale ko ñu duppee leen malformation congénitale xeetu feebar yooyu lu ci bari fii ci Sénégal nag léeg-léeg duñ ko amal solo wala sax ñu yéex a dem kër docteur tey jii ñu jagleel ko am ndaje bu yaa. duñ leen diagnostiqué ci njëlbeen ba bu ñu juddoo bu ñu xaaree bi ñu am fukki fan ak juróom déjà yëf yi day trop tard pour ñu jël leen en charge moo tax ñu bëri di décédé maanaam bu jigéen yi nekkee ci seen biiru ëmb ñu def diagnostic bi loolu nag échographie moo koy def échographie wala benn rajo bu ñuy wax IRM. boo demee kër docteur fukki xale yu ñëw am xeetu doomu jàngoro yooyu juróom-ñaar ci ñoom dañuy mujj faatu. feebaru butitu xale yi le plus souvent feebar yooyu ñoo gën a bëri te ñoom ñooy indi sax yenn décès yu gën a bëri léeg-léeg nga gis butit boo xam ne dafa yem quelque part foo xam ne lekk bi day ñëw bu foofu taxaw foofu dootul mun a wàcc ci suuf xam nga kooku il faut ñu teel ko jël en charge. beneen jafe-jafe bu fajkat yi di jànkonteel léeg-léeg mooy lu ñu duppee nguunu ngaana. xale boo xam ne daal du ñu xam ndax góor la wala jigéen la. waaw yooyu nag dafay indi ay problèmes yu bëri ay problèmes sociaux yu bëree bëri alors bu ñu leen élevé comme jigéen ñu ñëw ba hôpital ñu ne leen xale bi góor la loolu day indi traumatisme ci xale bi ak ci parents yi waaw parce que paj bi après day métti. beneen jafe-jafe bu pajkat yi daal di teg ca taabal ja mooy ñoom seen lim néew na néew goo xam ni lu ci bari duñ ko matale ndax kat boo jëlee ci réew mi.
fukk lañ fi ak juróom région bu mel ni Dakar fukki chirurgien pédiatrique yi ñoom ñoo fi liggéey. ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen mbokk yi muy ñàkkuk cet gi ñu nimmeeku ci séddale mburu moomee bu nu ko yóbbu ca boutique wala boog bërëb ya nu koy jaayee léeg-léeg ñu teg ko ci woto wala saret te itam nañu loolee dëppoo wut ak cet gi ba sax na kuréel gi lëkkale ñii di boulanger yi di sàkku nag ci njiitu réew bu Sénégal mu indi ci saafara ana nan da koy indee ñu wàcceeb décret boo xam ne day tere ñu jaay sax nag lii di mburu ci boutique yi ci noonu dañuy teew lu Amadou Gaye kaddu yi mu ngi ko yëkkatee ca diwaanu Njàmbur ci teewaay Thierno Fall di fàttali ne moo jiite kuréel gi lëkkale boulanger yu Sénégal. donc war nañ jox population mburu bu hygiénique bu set ci anam yu set moo tax am na benn décret boo xam ne mi ngi fi dañ ni loolu faaw ñu def ko ndaxte liñ bëgg mooy cet bi nekk ci four yi cet bi nekk ci population bi ci boulangerie yi moo tax ñu def hygiène sécurité parce que dañu war a aar suñu ouvrier boulanger yi parce que bëgguñu par exemple yenn façon four yi nit ñi dañu ubbi four nu mu leen neexee naka lañu yooyu yëpp dañu bëgg mu deñ li ñu gën a bëgg mooy ñun fédération des boulangers xalaatuñu di favoriser nit ko xam ne day jël oto boo xam ne def ci malade def ci indi ko yaa defaat ci mburu xëyaat defaat ci malade loolu nag def saret wala def saret ci mburu loolu dañu ne dañ ko war a aaye loolu yoon baa ngi fi dañ ko aaye ñun nag li ñu bëgg mooy application bi dafa jot moo tax ñu ne li ñu bëgg mooy nit ki na dem jënd mburu ci boutique ci boulangerie ba boobaa dana sauver boppam dana sauver boulangerie aywa ñu wax ci tukkib nemmeeku bi nga xam ne njiitu réew bu Sénégal ma ngi koy amal ci bët saalum réew mi moom président Macky Sall ñu koy xaar ca Sédhiou nara yamook ëllëg di ASER ndawi pakaaw nag ña nga fa toog di ko xaar am lu nu lañ ci bëgg bu teewee nu yàbbi ko muy ñàkkum xëy mënuy dund ne ñu bu weesoo Jakarta yooyu ñuy dawal daanaka xëy bariwu fa dañuy dem ca bërëb ba ci kanam tuuti xam naa ànd ci ak Bakary Konté ak Khali Diamé ñu wéy ba tey mbokk yi ci xibaaru diggu bëccëg gi wax itam ci autoroute Ila Touba tijji tega jamonoy màggal Abdoulaye Daouda Diallo jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem beek dikk bi àdduna ci leneen itam lu mu ca teg mooy bépp taalibe wala soppe bu fas yéene dem ca bërëb bu sell ba te jaar ca autoroute Ila Touba boobee doo fay ñu teewlu ko kaddu Ibrahima Diamé ak Fally Gueye la ko dénk. président de la république sax moo si joxe ndigal dem si conseil des ministres def ñu ne na ngeen ubbi autoroute bi maanaam pour une semaine maanaam du 23 au 31 ngeen ubbi ko ngeen mettre ko à la disposition askan bi gratuitement boobu nag c'est à partir de Togouloul lañ koy def maanaam ci tronçon bu bees bi mais autoroute bi nga xam ne déjà ñun dañu ko doon jëfandikoo jógee Dakar ba AIBD kooku péage boobu day continuer di wéy dañu koy fay gratuité bi dafa concerner rek lu bees lu ñu ubbi maanaam à partir de aéroport dem Thiès dem Touba firndewul nag parewuñu maanaam liggéey autoroute bi pare na parce que su parewuloon en tout cas dañu ko mettre à la disposition askan wi di ci circuler parce que quand même c'est des questions de sécurité prioritaires qui sont importantes pour nous waaye dañu xalaat ne que pare na mais que président de la République dafa xalaat ne moom ci boppam quand même date inauguration bu ñu ko jàppoon maanaam muy le 25 octobre ak 28 octobre bisu magal bi dafa jegewantu lool et que maanaam Sénégal yi yëpp fu mu toll nii seen xel dafa dem ci magal ñu bàyyi nag ba magal bi pare incha allahu rabbi suñu dalee ñu xool ban période moo gën a arrangé ñëpp maanaam ñu def inauguration bi. ñu desandi ak Abdoulaye Daouda Diallo moomee mu wax ci tijjiteg pont bu Farafenni ñu jàpp ko nag weeru janvier atum 2019 moom jëriñ bi ñu denk wàllu dem beeg dikk bi dafa amaloon tukkib nemmeeku liggéey ba daanaka la ca des bariwut te itam ne xolam sedd na ci li ñu jot a defagum tukkib nemmeeku ba muy def ca diwaanu Farafenni ka ko gunge dina tàngoom ba fekk baax réewum Gambie Ibrahima Diamé moo ñu nettali la fa xewoon. pont Farafenni nag muy avancé bu baax a baax ci gis-gisu kii di ministre des transports bu Sénégal. parce que ba mu fi ñëwee la dernière fois yéen ñi ñoo àndoon gis ngeen pont bi tolluwoon fii
presque plateau bi jeex na liggéey bi ak ni ko technicien bi waxee def nañu ko maanaam ba 92% dafa wone ne lu si des bëritul loolu liggéey bu am solo boobu nag suñu ko defee c'est parce que suñu mbokk Gambie yi ñoo ngi si def aussi seen xel ñoo ngi si def seen kattan ñoo ngi koy pousser ñoo ngi koy xool di ko saytu et loolu dañ koy rafetlu di leen si jërëjëfal bu baax a baax. ministre des transports bu Sénégal daje fi ak ki fi teewal naataangoom bu Gambie mu ne nag am na yaakaar bu baax a baax fileek mois de janvier lépp yemb lu jëm nag ci wàllu gestion pont bi nee na comité bi nga xam ne samp nañ ko te ñaari réew yi seq ko dinañ taje lu yàggul dara pour defal leen proposition. En tout cas liggéey bi fa mu toll xalaat nañu nag d'ici la fin de l'année incha allah ba janvier au plus tard comme ni ñu ko waxoon ñoom si seen bopp mais xalaat nañu ne encore que mun nañu gagner si délai bi ba tax na peut-être fii ba bala at bi di jeex incha allah xalaat nañu ne dinañu mun réceptionner pont bi président yi donc mun ñun ko inaugurer leneen lii moo di maanaam si wàllu gestion bi loolu aussi am nañu benn comité bi nga xam ne ñaari réew mi ñoo ko seq comité boobu dina war a toog maanaam si mois de novembre bi deuxième semaine mois de novembre ñu waxtaan si loolu suñu pare ñu jébbal ñu ko ñun ministres yi suñu pare ñu jox ko président yi valider ko suñu valider schéma d'exploitation bi ak schéma de gestion bi afin boobu mooy wéy incha allah mais de toute façon mënul am jafe-jafe. ci fàttali nag pour mu Farafenni liggéey bi ñoo ngi ko dóor ci atum 2015 guddaayam war na toll ci 2 kilomètres yaatuwaayam ci fukki mètres ak ñaar. aywa Ibrahima Diame ñu sant la gërëm la des ba tey ci biir réew mi doxantu ba Tambacounda ak Lawbe ya fay dund ne ñu daal jafe-jafe la ñuy am saa su ne ba tax na sax bëgg nañu itam njiitu réew bu Sénégal mu jàppale leen seen nekkin gën a dox dañuy dem ca bërëb ba fekk fa itam ñu fa toogal. dañu leen a fàtte wala dañ cee bokkul ñoom daal loolu la ñuy laaj muy kuréel bi nga xam ne moo lëkkale Lawbe yi nekk fii ci Sénégal oriental ñoom daal fi ñu ne dara gënul leen lu dul ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ci benn audience ndaxte kat nee nañu ñoom ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yu tar boobu ak léegi ni si kenn gestuwu leen fii ci Tambacounda nag ñu tànn ki nga xam ne moom mooy ministre conseiller di Mamadou Oumar Sall ngir ñu jaar ci moom ngir yegg fi ñu jëm. ñun Lawbe région de Tambacounda dañu àndoon ak nit yu bari. ku ne ànd ay nit kon mosuñu am dara mosuñu tekki dara loolu moo tax ñu gis suñu bopp ñu bëgg ànd ñun ñëpp ñu nekk benn baat ñu kamal président gannaawam la ñu nekk parce que ñun Lawbe mënuñu wax kamuñu liggéey ñun liggéey rek lañu ko même Lawbe bu amul dara mën na def ba mu am lu muy añ boo gisee nag mënatuñu am dara question de moyens. ñaax na leen ngir nag ñu yëngu ci wàllum politique de développement Mamadou Oumar Sall daal di leen ñaax nañu def seen kéemtalaayal kàttan ba xeex lépp lu jëm ci wàllub daay yi ci beneen ab anam itam waxtaan nañu lu jëm ci wàllub pingu jur gi ci noonu itam ki nga xam ni moom mooy président Lawbe yi Sénégal oriental di El Hadj Siré Gadjigo nee na loolu lépp dégg nañ ko danañ ci def ñoom itam lu ñu mën. Moussa Oumar Gueye ñu sant la gërëm la dellusiwaat ci Ndakaaru wax ci foire Ndakaaru bi ñu fas yéene amal li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu dëgmal ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre di weer ba ca topp ñu nekk ren ji indi nañu ay coppite boole na ca itam lu jëm ci ticket yi nga xam ne dañu daan dugg muy pay gi des ko wàññi jële ko téeméer ak ñeent fukk yóbbu ko ba téeméer lu jëm itam ci xool say bët ak wérgu yaram gi dinañu ko fa amal ci njëggu jàppandi Cheikh Ndiaye la ñu dénk si seen say kàddoom mu ngi ko dénk Souadou Ndiaye ak Yunus Diatta bu rédaction bu télévision Futurs Médias. biodiversité fii xam nga léegi loo wax environnement daf ci am cër ndax on ne peut pas construire le développement sur les ruines de l'environnement c'est pas possible kon lu ñuy def lu nekk environnement am na ca wàll te loolu dina tax aussi xale yi écoliers yi aussi découvrir la biodiversité du Sénégal dina am aussi beneen innovation gis nañ ne aussi avec les maladies chroniques comme le diabète l'hypertension gis-gisu doomu aadama yi dafa wàññiku ci dans une proportion inquiétante ba tax na am na benn ONG buy ñëw fii def des consultations médicales ophtalmologiques gratuitement te su la gisalee feebaru bët ba xam sa pointure incha allah dina la wutal ay weer yu mucc ayib yu rafet yoo xam ne nii ñeenti téeméer rek ngay fay loolu aussi xam nga lu am solo la yàqul dara nag ci consultation yi ñu daa def bu njëkk
pour dimbali nit ñi ñu xam ba xam am nañ cancer du col de l'utérus wala ñu xam ba xam am nañ diabète et cetera et cetera loolu day wéy di am waaye li ci bees rek mooy consultation ophtalmologique yooyu nga xam ne ni non seulement dañ lay consulter wax leen la dal mais aussi dañ lay jox ay verres ci prix bu yomb te loola mën di dal nag verres yi moom ñeenti téeméer rek la loolu incha allah dina am ren. ticket yi aussi def nañ ci innovation ndax bëgg mu yomb ci nit ñi rek jóge na ci 700 francs dem ci 500 francs maanaam jóge na ci téeméer ak ñeent fukk ñëw ci téeméer rek. aywa ñu wax ci wàllum aada ak cosaan ak professeur Amady Bokoum moom nag moom la ñu dénk institut fondamental d'Afrique noire mu nekk itam moom la ñu dénk itam musée des civilisations nag jox nañ ko raaye boo xam ne daal mu aju ci légion d'honneur ci jëf bi nga xam ne def na ko mu jëf ju rafet aju ci aada ak cosaan ambassadeur bu France di Christophe Bugo moom moo ko amal ci xew-xew ba dellu siwaat nañu itam ci solo si nga xam ne musée ba am na ko Aïssatou Paye Gervais Yaw. Amady Bokoum ñu xam taxawaayam ci wàllum aada raaye bi nga xamante ne ambassade de France jox na ko muy légion d'honneur di ko firndeel ñu jàpp nag occasion boobule laaj ko ci wàllum musée des civilisations noires bi nga xamante ne léegi mu tijji. projet la boo xam ne dafay yàgg dañ ko yàgg di ko dox musée boobu nag du doon musée comme lu ñuy faral di gis. xam nga ñun ñëpp suñu mbokk yi duñ dem ci musée yi c'est pas que bëgguñu gis dara mais nit da nga koy woo loo xam ni ça lui parle. ba tax ne nag Amady Bokoum taxaw itam ci solo restitution bien culturel africain yooyu le nga xamante ne war nañu mën am seen place ci musée des civilisations noires. donc daañu dem xool loolu daañu dem seppi loo xam ne am na intérêt pour ñun ñu koy valoriser. yu ci des su fekkee ne population yi dañ ciy gis seen bopp laajte ko dañ leen ko war a delloo. c'est essentiel pour nous mooy naka suñu aada suñu cosaan naka lañ koy aaree ci monde global bi. ambassadeur bi nag moom li mu si yokk mooy ne lépp wàllum éducation la ndax itam njëriñu musée bi wax nañ si taxaw. yaakaar naa musée bi dina mën a fàttali fësal ak jaay li nga xam ne suñu cosaan ak suñu caada ñëw naa fii ci jamono joo xam ne mënees nañu wax ne amul woon dara muy bërëb bu ñu rafetlu bu baax a baax rafet na trop te yaakaar naa ne njiitalam bii di Amady Bokoum mun ci liggéey tamit liggéey bu ñuy rafetlu. juróom benn fan ci weerum décembre 2018 ñu nar a nag ibbi musée boobule directeur bi nga xamante ne moo jox wàllu musée des civilisations boobu nag ambassadeur de France honoré ko jox ko légion d'honneur. aywa tàggat yaram ak stade bu Mbao moom nag inauguré nañ ko démb ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram waaye itam ña nekk ca bërëb ba askan wa itam rafetlu nañu lu nu mel Habib Faye ak Asmalik Diop lañ fay fekk. léegi Mbao jot na staatam ña bëgg football ñoom dinañ mën a wàcc ci terrain bi jëfee ko ci ab ambiance bu xumb lool jëruñ gi ñu dénk tàggat yaram fii ci mim réew jot na caabi yi doon mbégteeg askan wi. day gën a suqali suñu football nekk na affaire bu ñu arrangé trop sax parce que ba ay at mu ngi nii mënuñu jouer nawetaan yu calme parce que buñ doon jouer nawetaan il faut ñu dem fii ba Pikine footballum lii aussi tamit dina mën a suqal lu bëri daal ci footballum Mbao. mu doon loo xamante ni waxtu ba mu ñëwee boobu la. ba tax na ñoom ñi ñëpp di woo waaye jëfandiku yi ñu gën a caytu bu baax mbir mi ngir mu bañ a teel a yàqu. lenn nag lañ ci bëgg ñu sàmmal ñu ko bu baax surtout ñi si football nawetaan ñu bañ ko yàq ñu bañ ko daggati si def ay xon yooyu day yàq stade bi normalement dañ ko war a sàmm pour ëllëg pour xale yi mën a ñëw man fi fekk stade bi. tuutànk yi ñoom ñu nga fa woon teewee li ni mel bég la ñu def jóge ca école de football yi ñoom ñi gis seen bopp
ci bileeg mbir. dañuy neex parce que ñu ngi fi football suñu équipe bi di si football waaw dañuy yokk xam-xam. football fay neetaan gën a entraîné football jéem a football ay tournoi gën a entraîné fonk football très bien gën a liggéey si stade bi. Mbao doon localité boo xamante ni 25 kilomètres carrés la am na jamono ji stade am goo xamante ni defaree nañ ko ci lu toll ci 1,2 milliard ci suñu koppar. aywa bi fay ñu sant la gërëm la ñu wax ci ndawi Léona jàpp leen ña nga ca département bu Louga ñoom nag dañoo amuloon tournoi football boo xam ne dañu ko jokkale lu jëm ci wàllum alam gi ba tax na itam ñu jëmbat fa ay garab daal di wax itam li nga xam ne moom mooy solo si ñu ne nag mu ña ca bokk dak di gune yi ña nga bàyyikoo ci fukki dëkk ak ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan ba ci am faal ca Njàmbur. final bi mooy mandargal jeexantalu tournoi bi nga xamee ni rek mi ngi lëkkale woon fukki dëkk ak ñaar yu fekk baax fi ci commune bu Potou. Ali Koumbel, le milieu central d'ASC Barça. Attention qui cherche à trouver l'auteur du premier but. Attention à ballon. tournoi bi nag ndaw ñi ñu ngi ko duppee woon bande filao bi nga xamee ni ñoom jàpp nañ ni moo leen di aar ci yenn loraange yu mën a bàyyeekoo ci géej gi nga xamee ni si moo traversé seen gox bi lee. dañu constaté que ñun suñu garab yi dafay nekk di wàññeeku ci forêt bi li ko waral mooy dagg bi ñu ne nag comme que forêt bi li ko fi indi mooy tere géej bi ñëw suñ ko daggee géej bi dafay mujj ñëw comme niñ ko gisee ci yeneen gox yi yeneen goxaat. dañu cotiser comme ça pour ñu aar garab yi ñu bañ a jàkk quoi parce que bu ñuy gis bande filao bi am na importance ci zone bi trop bu doon bande filao bi lu bari day yàqu quoi parce que même tool yi sax dañu suulu donc parce que le sable est un peu mouvant loolu moo motivé pour ñu def quoi conserver notre environnement. meeru dëkk bi dogu ni dina leen jàppale ndax am na projet bu nga xamee ni si li ko tax a jóg bokk na ci aar bande filao bi. commune bu Léona am na benn partenaire boo xam ne mu ngi am budget bi 2 milliards la ci wàllu yokk garab yi jëmbat garab yi aar tool yi aar kër yi aar yoon yi pépinière yi am na garab yi am na. jiw bi am na lépp mot na li ki des rek ndaw yi seen bopp dugal ci seen loxo. final bi nag mi ngi doxoon ci diggante ASC Barça bu village bu Sàgg ak ASC Jamono bu village bu Daw ci pandaw gi ASC Barça moo jël ndam li ginnaaw ba mu dóoree ñaari bal ci benn. Thierno Fall ñu sant la gërëm la ñu àddu ci làmb ak saison 2018 2019 bi ñi nga xam ne nag lañ ci wax rek mooy lu jëm ci affiche yi xam ngeen ne combat yu mag yi daanaka gisatuñ ko bokk na ca nag tax ñu wax mbir mi ñu ne itam loolee mënees na ca tudd lu aju nag ci koppar yu bari yi nga xam ne mbër yi dañu koy laaj bu weesoo loolu itam ñàkkum promoteur bi ñu ngi koy dund Cheikh Saad bu Diarra moo di Diop. li des saison 2018 2019 bu làmb ji ubbi bëriwul wante ba nii benn combat bu mag rek la ñu tëgg loolu li ko waral bëri na. promoteurs yi daal dañu xawoon néew moo tax combat yi tamit combat yu mag yi taxawul yaa aussi amitié yi nga xam ne mbër yi dañ koy lié entre eux du ma bëre kii du ma bëre kii ba pare tamit yenn am na beneen affaire tamit boo am mbër yi tamit dañuy tànn adversaire donc loolu tamit da ci jugé ak mbër yi nga xam ne tamit dañuy laaj ay cachet des centaines de millions mu wóor na la promoteur bi amul loolu sur la table pour tëggoo moo tax loolu day tax ba combat yu mag yi ñu doon rêvé am te arène nationale ubbi te bu arène nationale ubbee nag dañ fa war a yóbbu ay combat yu mag ay combat de grande envergure nga xam ne sénégalais dinañ mun dem di ko seetaan. Iba Kane jàpp tamit ni les sponsors yu mag yi di daw làmb ji bokk na si lu tax combat yu mag yi bëriwul. sponsors yi moom je pense que lu bokk na si li nga xam ne tey facteur bloquant làmb la parce que sponsors yi bu ñu ñëwoon di andi seen produit si làmb yaakaar naa làmb ji dina am benn jéego mais sponsors yi dañu xaw a reculer depuis ces quelques années sponsors yi ñëw du sponsors yi nga xam ne dañuy andi xaalis bu ñuy soxla si ay combat de lutte ay sponsors yoo xam ne de seconde zone la ñu ñooy ñëw accompagner promoteur te promoteur yi nag pour nga tëgg combat bu mag il faut nga am ay sponsors yoo xam ne dañu am budget bu mag a mag a mag boo xam ne dañ koy teg sur la table nga mun si dérouler sa programme. saison 2018 2019 bu làmb ji kenn du ko fàtte li koy waral bokk na si arène nationale bu bees bi ñu koy amalee li ñu laajte rek mooy ak yan combat fi mu toll nii kenn mënu si lim yu bëri ak ñàkk koppar bi am si làmb ji.
gëstu bés bi nataal la bu nu jagleel ku ñu naan DJ Dollar moom nag dafa def lu rëy ndax dafa jël raaya ci moom mooy DJ bi gën a xarañ ci Afrique ci nag jongante bu ñu doon amal xew-xew bi nag ma nga amee woon foofee ca Dallas ca réewum États-Unis moom nag ba mu dellusiwaat ci liggéey bi ak itam jéego yi ñu cay def Mohamed Dieng ak Ibou Diouf ñoo tase ak moom. DJ Dollar. moom mii da la ñu tànn tàbbu ko DJ bi nga xam ne moo gën a xarañ ci Afrique atum ren ji kooku nga xam ne rek jot nañ ko xam fii ci Ndakaaru ci bitim réew mu jële fa ab ndam loo xamante ne rek te koy bokk kaskan bi. sargal bi mooy sargalu Best DJ Africa buñ ma décerné ci Afrima bi passé fële Dallas Texas. DJ Dollar doon koo xam ne dafa bëgg lépp lu aju ci wàllu platine bëgg ko lool. magazine award bi rappeur sénégalais bii la tànn atum ren ji. am na DJ yu bëri yu fa teewoon ku ci mel ni Black Coffee bu Afrique du Sud ku ci mel ni DJ Spinal bu Nigéria ku ci mel ni DJ Copy Nigéria DJ Neptune DJ Gaza Slim bu Ghana. DJ en fait lu am solo la ci wàllu musique urbaine surtout que dañ koy jàppee comme moom mooy musicien wu rappeur bi moom mooy nekk ci ginnaaw mooy balancer son yi moom moo ko joué xam nga. wàllu DJ doon nit koo xam ne dafa am solo lool lépp lu aju ci wàllu culture hip hop fii ci Sénégal xayma bi nag di fësal ne rek gone yi moom daanaka jamono ji soobu nañ ci bu baax a baax. DJ bi évolué na lu bëri ci Sénégal raison de plus ñu décerné ñu prix wu meilleur DJ Afrique muy sénégalais franchement ça veut dire que mi ngi évolué te ñu ngi sàkku rek ay ñaan di gën a liggéey pour mu gën a jëm kanam quoi. Afrima atum 2018 DJ Dollar bu Sénégal nekk ci kaw scène bi sargal bi di firndeel taxawaay bi mu am ci wàllu musique rawatina lépp lu aju ci wàllu animation. sargal bi nag doon jël en compte lépp loo xam ne dafa xeetoo ci wàllu musique ñu teewaloon Sénégal bokk na ci Viviane Chidid Adiouza wante ñoom ñooñee jotuñu fa jël ndam loolu di firndal rek ne DJ Dollar jamono ji moo yoroon drapeau Sénégal ci boobu la xew-xew. Afrima 2018 la woon DJ Dollar la ñu sargal ñu koy itam sargal fii ci Sénégal gi mu fekk baax yegg si nañ ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yenn kaay la ak Barthélémy Ngom. dal leen jàmm du yoon loolu mooy turu rapport bi nga xamante ni Human Rights Watch siiwal na ko ndiki démb cérémonie bi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur mu ngi door ci ab vidéo boo xamante ni dañu ko projeté ci biir salle bi ci vidéo bi nag ñu gis ay xale yu jigéen yu ndaw di def ay seede ci li nga xamante ni loolu la seen jàngalekat yi di def ay abus sexuels ak ay harcèlement yéenekaay bi di enquête ne lii de moom posoñ la ci école Sénégal yi Human Rights Watch ci biir rapport am daal di expliquer li waral lu ne mel mu di ndóol gi bëgg note yu baax bëgg a réussir ba pare loi bi nga xamante ni moo ko tere jëfewuñ ko nu mu waree yéenekaay bi di enquête daal di indi sax ay seede yu doy waar yoo nga xamante ni ay xale yu jigéen def nañu ko ci harcèlement yi nga xamante ni seeni professeur ñu ngi leen koy def Human Rights Watch wëlbate ko xamal ñu ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ne Sénégal boo seetloo ci téeméeri xale yu jigéen yoo jël ñetti ya toll ci diggante fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom ñeent am nañu doom ba noppi ONG bi nag ci rapport am jàngalekat yi la ci duut baaraam yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ci wàllu rapport bi jàpp ne ku bëgg a am note yu baax faw nga am nu mu demee ak jàngalekat yi Vox Populi daal di jëlaat ne Human Rights Watch day wili pande na bu baax jàngalekat yi waaye nag L'As Quotidien dafa sampap laaj ne ndax jàngalekat yi ay prédateurs sexuels lañu maanaam ñoo xamante ni dañuy def naka sudul noonu ci biir école yi yéenekaay bi ne ak lu ci mën a am harcèlement sexuel yeeg abus yi ñuy def doon na ay notes yu bon ci biir l'école bu Sénégal L'As Quotidien ak yéenekaay bi di Le Quotidien sax daal di siiwal tontuy ministère de l'éducation nationale ci biir yéenekaay groupe Avenir Communication bi Serigne Mbaye Thiam ak ay service am ne ONG bi rapport bi mu def amul benn base scientifique ba pare nag ci biir yéenekaay bi di Les Échos ministère bi yokk ne xibaar yi ñu joxe ci rapport bi dara du ci dëgg ministère bi dafa jàpp ne Human Rights Watch dafa bëgg a tuumaal jàngalekat yi muy loo xamante ni nee na du ko nangu ministère bi ba tey ci bataaxalu tontoom ne Human Rights Watch li mu namm rek ci rapport am bi moo di pousser autorités yi ñu dugal éducation sexuelle ci seen curricula communiqué bi ne Serigne Mbaye Thiam boo ko seetloo wax na dëgg ndaxte ci solution yi Human Rights Watch dafa proposé ngir ñuy jàngale éducation sexuelle loolu yépp ci wutub pexe Macky Sall mu ngi ci wutum pexe ngir kaaraange askan wi ak
ak élection yi ñu dëgmal yéenekaay bi di l'Observateur ne le pari à milliards de Macky Sall yéenekaay groupe Futur Média bi ne nguur gi na mën a débloquer lu toll ci fukki milliards ak benn jagleel ko organisation élection yi fii ci Sénégal juróom-ñaari milliards yoo xamante ne ci kaaraange gi lay jëm rawatina ci ville yi ba noppi daañu recruter lu toll ci ñetti junni ay policiers ak juróom-ñeenti milliards yeneen yoo xamante ni dafay ñeel ay investissement yu ñu jagleel waa sapeur pompier mu di ko période bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur ñu namm ko nag amal ci loi de finances 2019 Macky Sall boobule yéenekaay bi di Le Soleil xibaar ñu ne tàmbali na ab tournée économique ca Casamance démb la ko door waaye laata mu yegg Casamance démb ca Saly la dooree lancé foofu nag benn programme boo xamante ni la mu ca namm moo di restauré waat lii di plage yi nekk ci littoral bi yéenekaayu Soleil bi jàpp ne Macky tax na ba station balnéaire bi nooyi waat projet bi lam ca bëgg moo di ñu jëlaat lu toll ci juróomi kilomètre ci plage yeeg yeneen yu ko demee ci littoral bi Direct Info ne Macky Sall xibaar na ay matuwaay yu bari ngir relancer waat tourisme bi ci Petite Côte bi ci noonu gannaaw Saly la njiitu réew mi jublu ca Casamance muy nemmeeku boo xamante ne source a nee na mu ngi am juróom benni at gannaaw conseil des ministres décentralisé gañ fa doon amal waaye nag Macky Sall ay promesses yu bëri ñoo ngi koy xaar fële ca Kolda bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur source a jëlaat daal di lim engagement yi nga xamante ni Macky Sall defoon na ko ci atum 2012 ci bi ñu fay amal conseil des ministres décentralisé ay engagement yoo xamante ni Macky mësu ko respecté bokk na ci lijjante crise casamançaise wàllu xëyum ndaw ña ak it defaraat pont yi nga xamante ni dañoo yàqu bokk na ci pont Émile Badiane pont bu Bayla ak pont bu Diouloulou lépp Macky moo ko waxoon ci conseil des ministres décentralisé te ba tey dara sotteegul ci bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi loolaa tax sax mu jàpp ne Macky am na lu koy xaar fële ca Casamance moom lieutenant Macky Sall la Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur mu ngi ci xëtu njëkku yéenekaay bi di source a muy tontu boo xamante ni da koy tontu kii di Ousmane Sonko miy sàkku ci ministre de l'intérieur ngir mu am protection rapprochée ndaxte dafa gis ne dañu koy menacer de mort yéenekaay bi jàpp ne tontu Aly Ngouille Ndiaye dafa mbéj kii di Ousmane Sonko ndaxte nee na ko li ngay sàkku mënut a nekk ndaxte ñëpp a yem ci kanamu yoon mënuñ la ko defal ba pare bàyyi ñeneen ñi ministre bi daal di jeexal fàttali Ousmane Sonko ne téeméer ak fanweer ak ñeenti nit yu ñu daal dañoo bëgg doon président de la république nekkaguñu candidat balaa ñuy nekk candidat day fekk conseil des ministres joxe dogalam ci lu ñeel parrainage bi ñu tàbbi ci yéenekaay bi di Libération ak appel d'offre international bi nga xamante ne def nañ ko ci ku war a yore ndox mi fii ci Sénégal yéenekaay bi ne SDE dafa suux ci offre technique am ndaxte la mu proposé du li gën ba tax ñu daal di ko ci jëlee Sud Quotidien ci wàllu woowule di ñu wax li tax mbir mi yéex ci jamono ji maanaam li ñu war a désigner concessionnaire biy saytu wàllu ndox mi fii ci Sénégal ne mbir mi yépp lu tax mu yéex mbirum koppar la yendoog jàmm. Barthélémy Ngom ñu lay sant di la gërëm sant leen yéen tamit ci safoo bi ak kóolute bi xam ngeen ne en route vers Touba la ñuy wax Ila Touba ak télévision Futur Média bi safar gi teroo ba tey dañ cee nekk di liggéey tey nag ci aljuma ji jullit aljuma ca Touba Mbacké en direct ngeen koy dund ñu doxantu ca bërëb bu sell ba fekk fa équipe yenu fa yebal aljuma mu baaxal